SISACTU TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gannaaw bu ñu santee suñu borom julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fas yéene yëkkati ay kàddu commencé nuyoo bi d'abord chef de village du Toglu imam ratib bi di nuyu suñu waajur suñu kilifa El Hadji Assane Diouf jaraafu Toglu nga xam ne malgré ak mu am mu ngi toog fii ci kaw tribune bi di ñu déglu kon jaraaf jërëjëf yal na la yàlla bàyyi suñu kanam yàlla yokk ko wér bi ak wérle bi di nuyu leader yi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar commune Diass te ñu lim leen léegi bu guddul woon ma jaarat seen tur waaye di ci lim ndoogu ma ciy beral nuyoo Mamadou Diouf nga xam ne mooy directeur de campagne coalition bi ndax lépp lu fi taxaw moom la ak comité d'organisation bu Toglu bi te wax na ko bu ñu limee président comité électoral bi rek mooy dig moom mel na ne lim na ñun ñëpp bu ñu limee madame Diouf Rafal ak Fat Seck ak Aïda mel na ni jigéen ñi nekk ci biir Toglu yëpp yóbbaale nañ leen di jaajëfal waaye di aussi baalu àq dëkk yi nga xam ne tey ci Kousafi fu ne nit jóge na fa tey ngir wone seen engagement seen détermination derrière la coalition Benno Bokk Yaakaar waaye balaa may continuer dinaa nuyu sama soxna madame Diouf ci taxawaayam nga xam ne tey bu ma demee ba ñeneen naan mooy maire bi jaaxal ñépp mooy xale bi yëngal jamono mooy ki nga xam ne gars yi bu ñuy taseeg moom ci circulation bi sax dañuy wàcc moo ko defar ko madame Diouf jërëjëf ñi nga xam ne ñoo wax ci tur coalition bi bu ñu waxee rek mel na ni wax na waaye bu fekkee ne ñoom dañoo fàtte seen bopp ànd ak man ngir saafara defuma toog dama koy wax coalition bi ñëwuñu pour soutenir Cheikh Tidiane Diouf dañoo ñëw pour ànd ensemble pour que ñu liggéeyal Kousafi ndax Kousafi ku yaakaar ne man nga ko liggéeyoo kenn nax na sa bopp ensemble on gagne divisé on perd di nuyu leader yi nga xam ne ñoom nekk ci kaw ndax président coalition bi mooy le président Macky Sall ànd ci ak ñoom Aminata Mbengue Ndiaye nga xam ne mooy sama secrétaire général parti te mu yebaloon fii une très forte délégation du parti socialiste te le secrétaire général de l'union départementale muy Amadou Niadia Sène àndoon fi ak le président Ousmane Lo ak le secrétaire général Louis Thomas Ciss kon ñi doon wax ne parti socialiste du Cheikh Tidiane Diouf yaakaar naa ne leer na tey boobu beneen preuve la ñun politique du xaste politique du wax lu ñaaw
politique da ngay leeral te sama gars yi dañuy leeral boo leeralee ñu foog ne da nga leen a compte waaye dinañu continuer di def parce que yàlla benn dëgg rek ko bëgg te ci la ñu xëy ci la ñuy compte. dañuy tànn meeru Diass tànn meeru Diass soxlawul xuloo tànn meeru Diass soxlawul xastante tànn meeru Diass soxlawul nga wax loo xam ni wóor na la ne yow koo sax gëmuloo parce que boo waxee loo warul la wax boo gañee nga am kees boo ñàkkee kees bi gën a bëri kon waxal nit ñi li mën a am ndax le 23 dafay jeex te suñu diggante ak Saafeen suñu diggante ak Sénégal aajul ci élection boo duggee ci réseaux sociaux yi foo dem c'est comme Diass rek moo fi nekk ci war a organiser élection locale deux fois da ngay dem di suivre be da ngay ruus ci kàddu yi lan moo ko jaar te ñun ñëpp ay mbokk lañu nañu xoolaat nu ñuy doxalee politique bi jigéen ñi toog lu jërë ngeen jëf démb ba léegi toogu leen jigéen ñu Saafeen ñi jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na jàmbar ngeen ku falu yéen a ko fal te jàpp naa ne engagement bi ngeen amoon démb ak parti dem tey jii ngeen dana am engagement boobu te incha allahu rabi le 23 bu jotee di ngeen dégg vive la coalition Benno Bokk Yaakaar vive le maire Cheikh Tidiane vive le Saafeen liggéey nañu coow de bëri rek waaye bu nekk xam nga kan moo mën sa morom dama leen ne 72 laa leen wax ba léegi lu waay bëgg a wax ci Diass j'assume pour jeexal wax te lu ma ci mën ta fekk dinaa ko nangu parce que man maa fi nekk lépp lu ñuy laaj ci Diass 72 à léegi man nañ ko laajte duñ ko laaj keneen mairie bi dañ may laaj loo xam ne nii fekkewu ma xaw ma mais damay tontu doole pour sa dégg de Cheikh Diouf ne ñoo xaw ma ci dara wala fekkewu ma wala boole ko ça c'est une fuite de responsabilité débat bi ñu mën a fan yi ci réseaux sociaux yi ci un an Cheikh Diouf rek la ñuy wax un an bi rek kenn du dellu ginnaaw est-ce que Diass ci Cheikh Diouf la commencé ah Diass ci Cheikh Diouf la commencé mais ñu bëgg a wax ne lépp lu yàqu ci Diass Cheikh Diouf moo ko yàqu te un an la fi def comme maire plein def 5 ans comme adjoint au maire 72 ba léegi nag est-ce que am naa droit de may taxaw di wax ci nit lan moo ko jar falu pour être maire je ne le ferai jamais lu yàlla dogal le 23 ma gëm ne loolu moo gën ci man loolu moo gën ci Saafeen liñ may jox coalition bi fekke naa ko tam laa ko laaj te pourtant am na ñoo xam ne fii ci Saafeen de yenn réseaux sociaux yi xam ngeen gars yi bu changé seen discours di wax ne boo gisee gars yi doon xaccoo Benno Bokk Yaakaar dañoo foogoon ne bu ñu nekkulee bu ñu yoree Benno Bokk Yaakaar kon bu ñu def élection na ngeen teg vidéo yi nga xam ne ci lañ doon wax ne ñoom ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar 70% parrainage 25% fii Cheikh Diouf kenn xamu ko xam-xamam yëgul Diamniadio amul responsable ci parti socialiste amul organiser caravane yi woo média yi di leen wax ne transhumance am na lépp am na loolu yëpp c'était pour jël Benno Bokk Yaakaar ñu woon à partir de la présidence des chefs jot nañ la Benno Bokk Yaakaar pour la jiite ñu sant ko yàlla kon loolu sant nañ ci yàlla nga xam ne lépp yàlla tracé na nit yi fu muy jaar
kon nañu góorgóorlu rafetal kon mbir mi le 23 la soxlawul campagne na gaay ñi d'ici ubbi nañu bunt bi pour intérêt affaire